asalaamaaleykum ñu ngi nuyu képp ku ñuy suivre ci Baol TV Kewel Info ak Dakar Actu Bour Gueweul ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ndax nee naa leen lu dul jàmm ko gën tey nag ñu seet si le grand champion doomu Double Less Balla Gaye 2 doomu Géejawaay Balla maa ngi lay nuyu di la ziar doomu Casamance waa dëgg du neex. teg ci doomu banlieusard pël maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay aussi tamit di am kontaan bu baax ñëw fii bi nga ñëw yàgg Bour Gueweul vraiment kontaan naa suma xol seet na di nuyu ñu lay suivre yëpp di nuyu sénégalais yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq aussi tamit rawatina ci weeru safar gii ñu nekk képp kuy murit maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay rawatina nga doon jullit rawatina nga doon taalibe Serigne Touba Xaadimu Rasuul maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di baalu ñëpp àq di nuyu sumay supporters ak sumay am di jàmm ak ñi nga xamante ne sumay encadrement ak sumay staff ak école de lutte Balla Gaye numéro 1 bu Géejawaay di nuyu suma turando bu baax ak suma papa ak suma yaay ak suma staff Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon di nuyu Aziz sama papa ak Baye Massata Kor Ndiak Bara Gueye Kilingewel Omar Gueye ak Simon maa ngi lay bégg bu baax donc di nuyu ñëpp waa France Italie Espagne Angleterre bàyyiwuma kenn diaspora bi daal maa ngi leen di char di nuyu ancien gloire yëpp di nuyu mbër yëpp ak famille làmb waaw. Pël Fan Time ngeen toogal nee naa leen du yomb tey nag Balla xam nga nee naa la boo toogee ak champion bi nga xamante ne àdduna dañ koo bëgg xale yi bëgg ko di ko tiitaroo kon faaw nga dugg ci carrière bi jaar-jaaru Balla Gaye tey boo ma doon wax sa jaar-jaar ci làmb ji lan nga may wax. waaw jaar-jaar kon ñëpp rek ñoo bokk jaar-jaar mais aussi jaar-jaar yi wuute na rek waaye jaar-jaaru làmb moom boo nekkee mbër da ngay tàmbali nekk di fowantu bëre di jàng soit que mu yàq sa jàng wala ngay jàng métier mu yàq sa jàng métier ba yàlla def nga mujj nekk ci làmb aussi tamit ñun yàq na suñu jàng yàq na suñu métier ba yàlla def ñu aussi tamit ñu commencé dugg ci làmb di ko foowee ba yàlla def ñu champion et puis ñu bokk ci famille làmb suñu papa nekk champion d'Afrique et def lu ne si làmb aussi tamit def preuve am ba doomam yàlla dogal day mu bëgg làmb ba nekk ci champion kon donc vraiment kon ñun dañoo bokk làmb ndey ak baay ci gàttal. comme ni nga ko waxee sa papa nekk champion d'Afrique ci làmb doon daanaan ci làmb muy suñu papa Double Less ñu koy ñaanal gudd fan ak wér tey jii nii dañuy gis ba nii sax mbër day doon mbër mais du bëgg doomam doon mbër mais bi ngay dugg ci làmb ji moom réaction am nan la woon ak sa yaay. non sama papa mosul yëg ni sax maa ngi bëre man dama doon bëre di ko làqut ba suñu famille yëpp même sama yaay sax yëgul noonu sax wax damay bëre donc dama doon entraînement di ko nëbb ndax sama papa lépp li nga xamante ne mooy moom bu jugee def bu génnee ci kër gi avant moo añ day naan ataaya te man maa koy ataaya maay boyal maay def lépp même bu ñëwaatee aussi tamit génn dem blot ñu bu guddi fekkee man maay ataaya maay def lépp kon donc moom bu ñëwee rek jour te gisuma te togguma ataaya dama laaj fan laa nekk ak yu demee noonu waaye yàlla dogal na balaa moo ñëw dinaa pare li may def ñëw toog di ko xaar mu pare ma ataayal ko jox ko li ma koy jox mais moom lépp dama ko nëbb mais bañ tuxoon a Kër Massar mu fekk ma Géejawaay mu yëg ne maa ngi bëri mbapat di toj mbapat yi mais ba léegul xamul sax dañ ñaan doomu Double Less mais xamul kàlla parce que mosuma ko wax ne damay bëri finalement nag après laa ne ko la yëg ne damay bëri mu ne mooy damay bëri ma ne ko waa mu ne ban écurie nga nekk ma ne ko écurie Waalo école de lutte Balla Gaye 1 mu fayal ma boobu ñu ngi fay lan xaw ma 4000 xaw ma 6000 pour inscrit bi ak defar licence loolu la woon après moom moo ma ko fayal vraiment ci la waaw. sa premier combat arène nan la demee woon Balla ak ñaata la ci fayoon. waaw sama premier combat arène 2005 la le 2 janvier 2005 waaw 2005 la ñu fay ma ci 40 000 Samba Lawbe ak Samba Lawbe bu kees ñu fay ma ci 40 000 vraiment
boobu biñ la fayee 40 000 naka nga gérer 40 000 yi yaax sa staff yaax ñi nga xamante ne ñoo doon topp sa ginnaaw ak jouru combat bi nan la def ci yow. waaw non 40 000 yi boobu jamono jooju man damay toj mbapat maanaam li may am ci mbapat sax du ma ko am ci làmb parce que boobu suma manager comprendre na ma sama manager Zak Diène yàlla na ko yàlla yërëm te xaaru ko àjjana ndax boobu moo ma doon manager moo ma daan fekk ci école ba di yëkkati xaalisam di ma may di ma ko jox 40 000 yi tekkiwuñu dara boobu man rek stade bi rek sama boor bi ma nekk feesal naa ko ak samay supporters kon 40 000 yi amul lenn nu mu la dikkee amul lenn nu mu faj ci man waaw loolu daal war na ne rek am naa contrat mais amul lenn nu mu dikkee ci man ma ciy sant yàlla voilà bëree parce que yàlla dogal na bëri naa ci am naa ci ndam mais 40 000 yi bon du ci dara pour man waaw. jaajëf léegi nag comme que génn nañ ci carrière bi ñëw nañ sa diggante ak Samba Law bi mooy sa premier combat arène yàlla may la ci ndam ñuy dem ñu naan Balla Gaye succès commencé dugg naka nga géré woon succès boobu en tant que xale nga nekkoon ci yoonu làmb. waaw xam nga ñun tamit ci yàlla dimbali ñu ragaloon trop suñu papa ak suñu entraîneur muy Baye Balla parce que heure entraînement fu mu ñu mën a fekk ci àdduna dañuy bàyyi li ñuy def ñu heure tëdd jot te tëdd vraiment loolu nag moo ñu gën a dimbali suñu carrière yéeguñu succès bi yéeguñu daal parce que am nañu ay kilifa ak suñu waajur yoo xamante ne dañuy teg ci raay bi teg ñu ci yoon moo tax amuñu ci benn pression daal di ci yéeg succès wala di ci yéeg yenn yi parce que suñu xel yëpp mooy objectif moo war a nekk champion suñu objectif mooy waroon nekk roi des arènes kon lii ñu doon ñëw rek lu ndaw la yoon donc voilà. macha allah dinañ ñëw nag si combat yi nga xamante ne weesu nañ ko ak fi nga toll mais balaa loolu dañuy njëkkee ci sa diggante ak Gris Bordeaux njëkkoon ngeen a bëre yàlla may la ndam muy décision arbitre ñu taxawalaat ko ñu ne confirmation lay doon wala ngeen leeral tey ji ñu dem ba ci biir ñu ne Gris nee na day delloo avance bi nga ko déggee nan la def ci yow. non man wax dëgg yàlla man xam nga mooy li nga wax léegi rek bëriwoon nañu yàlla dogal. yàlla moo may ndam amul décision arbitre parce que décision arbitre bu fekkoon man kese sax maa si mës a am ndam sax ñu ne waa règlement des sports la règlement jox na ma ndam donc sama ndam la moo xam lu mu munti doon mais aussi tamit yàlla dogal na ñu doon dox suñu combat yàlla dogal mu def taxaw man du man maay décider du man maay joxe benn confirmation aussi tamit ne lii laa war a def wala lee laa war a def samay encadrement la ñuy waxal mel ne Aziz waxtaan nañ ci ak Gaston li mu ci wax ak Gaston moom laa ciy déglu moom moo ciy rendre compte man awma leen loo xam ne xam naa ko ci contrat bi loolu Aziz na ma contrat bi am na fi donc ñu ngi xaar jàpp jour wala jàpp date pour ñu mën a confirmer combat bi waaw mais dégg naa coow yu ndaw la loolu ak coow ak làmb ñoo ànd waaw loolu dara. mais moom nee na xanaa beneen promoteur lay bëreel ci yow mais bu nekkee Père Gas rek dootu ko bëri est-ce que jàppoo ne tamit coow li fi amoon sa diggante ak Modou Lo Gaston ak Aziz ñoo tëgg combat bi loolu la dem ba ci biir moo tax mu delloo avance bi. non xam nga làmb moom c'est que du question Gaston ak Aziz wala nangam non loolu boo gis nga promoteurs yi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mbër yi aussi tamit ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Balla Gaye mbër la ko ñëpp. comprendre nga mais ça n'est rien à voir ak Aziz moo def lii wala Aziz moo def la Aziz dafa nekk ci liggéeyam encadré Balla Gaye dénk ko boppam li am solo lépp lu mu ciy waxtaan na ci waxtaan ak man ak asaf bi combat bi Gaston Mbengue moo tëgg combat bi wax ak Aziz ba li may wax ñun accord la ñu am accord xam nga accord waaw lañ ci am quoi en fait waaw donc moom lañ ci am ba léegi li ñu war a def sax defuñu ko mais comme Gaston suñu papa la waxtaan naa ci sama kilifa tamit accord bi mu ma jox moom laay gëm te moom laay xaar mais du leneen daal. mais Balla tungu ne du teew ñuy nataal ñii na jot nga avance ñii na jotoo avance lan nga ñu mën a wax avance baa ngi ci yéen wala avance bi ba tey jotagu leen ci. bon xam nga bu ñu waxlee yàlla rek boo joxee nit accord rek daanaka mën nga ne jot nga avance parce que accord la mais du benn kon nu mu la Gaston expliqué rek ci confirmation bi lañ nekk jox nañ ñu chèque bi retiré guñ ko donc vraiment man daal amul lu ma ci wax ndax xam naa ne jàpp naa ne am naa combat ndax du benn yoon du ñaari yoon laa sekk ak Gaston contrat
waaw man yàqamti moo aussi tamit ba naan ko jox ma lii wala ma commencé lii wala nangam non dama ne ko bu saison bi tijjee waxtaan na seeg sama kilifa loolu sax mënu ma cee sori lu bëri sax ndax lu ci bëri xaw ma ko donc lu ma la ci wax rek waxuma dëgg te bëgguma di avancer ci wax jooju mu mel ni comme si que man dama cee xam en 100% parce que su ma estaf cuune wuñu benn cuune boo xamante ne dañuy def loo xamante ne ëllëg dañ ciy topp ci ginnaaw promoteur wala nangam donc vraiment man daal accord laa am samay entraîneur sumay encadrement joxe nañu accord bi loolu laa ci am te maa ngi xaar accord voilà. nga nekk champion ba tey comme ñeneen ñi ni ñu nekkee champion nga toog ci li nga xamante ne mooy victoire en plus nga année blanche tey jii nii saison bi ci ubbi la jëm ñi nga waroon bëreel ñëpp am nañ combat tey mun nañ ne Gris moo fi des pour nga bëre ak moom est-ce que du la gàllankoor nga année blanche boo année blanche encore du la def dara. non année blanche amu fi maanaam saison bi kay da nga naan confirmation bi moo sonn ñëpp ren kenn bëriwul. moo tax man la saison baa ngi ñëwaat pour. maa ngi waajee bi man ba léegi bu ma nee joxe naa accord am naa combat sama combat yàquwul déggoo leen ñu ni Balla Gaye. benn lam du kanda. non benn lam du kanda xam nga tey bu fekkoon ne accord mooy boo bëggee dégg-dégg benn lam du kanda loolu problème la loolu c'est des détails pour ñoom ñaar waaw loolu ak làmb ñu ànd mais Balla Gaye Gris Bordeaux ñëpp xam nañ ne taxaw na donc ku lekk avance tamit aussi tamit xam nga ne lekk nga avance mais aussi tamit bëgguma ci sax loolu mënut a ñàkk parce que àdduna moo demee noonu loolu réeroo la rek ci entre Gaston ak Gris maa ngi ñaan yàlla aussi tamit ak fi làmb toll xuloo waruñu jàppante waruñu nañu waxtaanaat xam nga jéem a gérer ñi ñu war a gérer ñoom ñaar parce que réeroo rek moo am pour man loolu laa mën a jàpp réeroo la aussi bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg-léeg nga mat sa làmmiñ ca doo ko tey te Gaston yàgg na tëggal Gris yàgg na bëre Gaston kon loolu gisuma fi tey benn affaire boo xamante ne mooy loolu réeroo am na mais Balla Gaye ak Gris Bordeaux taxaw na loolu amul leneen. ba tey ci coowu làmb ji Balla Boy Niang la gars yi ëppoon li ñuy wax ba ci amateurs yi ñi nga xamante ne ñooy supporters yi ñii naan du combat ñii naan combat la par la suite ñu ne Balla Gris Bordeaux moo taxaw lan moo tax ngeen écarté Boy Niang dem song ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux Boy Niang arrangé wu leen wala dafa jotagul. làmb kenn moomu ko bay écarté kenn man de moom ma làmb ji keneen ak keneen moomu làmb ji tey loo fi mënti wax man am naa combat. ba mu dugalee ci beneen gaam nag ma indi ay problème du dëgg sama combat rek laa mën a concentré ci laa la mën a wax ndax yow parce que tey yaa ngi wax ni fi nekk nii yow combat yi yëpp taxaw na yoo koy waxal ci waxtaanu combat yi rek waaye combat yëpp taxaw na. léegi kon ñu ñëw ci combat Balla Gaye yi passé ci Modou Lo Balla Gaye laay njëkkee Balla Gaye Modou Lo heure buñ tasee day métti. mu doon dër bi ba gars yi ne Balla dafa xam Modou Lo ba buñ tasee day yomb sa côté ñu ñëwaat ci Balla Gaye Eumeu Sène mais ci Balla Gaye Modou Lo la ñuy desandi ba tey yow ak Modou Lo la moo tax saa bu ngeen tasee yaa ak Modou Lo rek affaire bi dafay yomb sa côté da nga xam sara xam wala da nga xam fi ngay jaar Modou Lo wala lan mooy problème bi yéen ñaar seen waaw yéegi yomb ci ban côté maanaam. ci bëre bi ñaar deuxième fois bi dañ ne woon 1-1 lay doon nga ñëw nga ne 2-0 nga def 2-0 waa léegi saraxu Modou Lo nga xam wala Modou Lo da nga xam fi nga koy jaar wala lan la bu ma paree ma ñëw ci yow ak Eumeu Sène. waaw làmb xam nga làmb moom da ngay am combat ànd ak say mbokk ànd ak say encadreur yàlla moo dogal ne Modou Lo dama koy daan 2 fois loolu kese la mais du question saraxam yàlla suñu borom moo ne lii nit da koy jaar-jaaram lii na ci am man daan nañ ma 2 fois mais teewul dara damay toog rek muñ te xam ne lii la yàlla dogal. mais loolu du question sarax du question dara suñu borom moo namoon ne rek Modou Lo dinaa ko daan 2 fois mais du ci gën ay sarax la wala day yomb ci man non parce que tey combat bi waaw parce que combat bu ñu bëree nekkul combat bi yomb aussi yàlla moo ko ci doon rek waaw. ñu dem ci diggante Balla Eumeu Sène yow it ñu gis ne sa champion àdduna yëpp nangu nañ ko mais benn côté fan sa Eumeu Sène yi ba tey nanguwuñ ne yow champion nga ci kaw Eumeu Sène. mën nañ xam tamit saa boo tasee Eumeu Sène lan moo lay gàllankoor wala lan moo lay manqué ba tax saa boo ñëwee tey nga yaakaar ne tey ngay am ndam jour boobu nga koy ñàkk si ñaari combat yi. waaw mooy li ma la wax rek kon ni ma amee ndam 2 fois ci fee donc noonu laa ko perte ci
2 fois donc du dëgg làmb la dama waroon perte naa ko man pour man jàpp loolu laa jàpp dama waroon perte ne moom Eumeu Sène dina ma daan 2 fois daan na ma 2 fois loolu kese la mais du. am na même bu fekkee ne yow daanu nga sax ñàkk nga ko war na am li tax nga ne lii moo tax wala ndax dara boo ko dindee faaw nga teg fa dara dëgg du neex. waaw mooy xam nga sànq da nga wax may la 2 fois laa daan Modou Lo nga ne dafa yomb may la yombul yàlla moo ko dogal Eumeu Sène daan ma 2 fois Modou Lo daan Eumeu Sène 2 fois xam nga ñun ñëpp dañuy nangu ne yàlla suñu borom moo dogal lii te ni ma koy nangee ñoom it noonu lañ koy nangoo. waaw léegi kon léegi d'accord ni nga koy nangoo ñoom noonu lañ koy nangoo léegi kon yéen ñett ñooñu damaa bëgg xam léegi kan moo ciy champion bi yow Modou Lo Eumeu Sène. foofu noonu champion amu fa. si non parce que kenn ku nekk daan na morom 2 fois. kon est-ce que jotul ñu defal leen tournoi P génn 2 génn 3 génn ku nekk xam foo féete. waaw loolu xanaa mu nekk mais xam nga par exemple ñun ñett ñëpp kenn ku nekk daan na morom 2 fois mënoo fa lim kenn si ñun ñi ne champion moo fay champion diw mooy champion diw boo waxee fii am na ku la mën a waxal fii am na ku la mën a waxal fii donc xanaa li nga wax rek bu yàlla dogaloon tey ñu def tournoi nga xam ne lii tournoi la loolu la nga ci lañ mën a génne champion quoi. foo wala bi banque def tournoi bi tëgg ko foofa toj def ko Peul production. ah kon baax na. du noonu léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy taxawaayu Balla ci làmb ji tey ba ma doon wax sa taxawaay ci làmb ji est-ce que jotul ngeen liggéey ak promoteur maanaam mu jaral la nga génne sa xaalis promoteur bi génne xaalisam ngeen ut combat maanaam année blanche jeex ci làmb ji. non année blanche xam nga période bu nekk ak la cay xew at bu nekk ak la cay xew tey ren mun na dàq. maanaam tey mën na neex trop ba nga yaakaar ne déwén mooy gën a neex mu gën a naqari tey mën nga yeewu ak cawarte ak kontaan suba doo yeewu ak cawarte kontaan àdduna moo demee noonu boo ko jàppee noonu doo sonn nañ jàpp ne daal làmb promoteur moo koy tëgg mooy fay ñaari mbëri yàlla jàppale ko mu tëgg combat bi am ci ndam am ci réussir ndax ñun loolu lay ñaan yàlla waaw ñaan nañ yàlla képp ku tëgg làmb rek mu am ci réussir des fois moom mooy li nga wax rëq-rëq mënu ci am parce que ay détails ak làmb ñoo ànd làmb coow la commencé ca coow lay jeexee. mais des fois ma gis mbër bëgg a bëre ak mbër wàññi cachet dolli mbër boobu bëre pour sauver làmb. ban mbër la kii nii dégg naa da ko doon def dégg nag laa ci am. waaw man de wax dëgg yàlla man de mosuma ko def nag ndax man xam naa ne daal làmb mun na am par exemple tey yow promoteur bi nga tëgg ay combat yu bëri am ci problème mu leer na lii day métti mun naa wàññi suma cachet ndax ngir moom mu jëm bis bi am solo daal maanaam bañ ko indi benn gàllankoor waaw loolu mos naa ko def mais daal wax dëgg yàlla jàpp naa ne daal làmb toll ay kase wala nangam làmb nañ ñëpp jàppalante sa bopp nga def ko boo defee ni sa bopp def ko keneen ak promoteur bi jàmm ngay am waaw nañ jàppalante rek ñool la